muy liggéey bu rafet boobu donc jullit la bari na yërmande lool te liggéeykat la te mën na jàng donc lii mu def nii lii du dara ci moom da ngay xool am na ay jàmbaar lool comme ni ko Moussa waxee yu jaar port ku mel ni Seydi Bari Sadi moom ci boppam chaque fois day def ay référence ci moom bu prime port bi mu nekkee 600 millions ak prime Bara Sadi moom bu mu ko yóbbu 1 milliard ñu ne ko léegi da nga koy tuddee prime Ababacar Sadikh Bey mu ne leen yàlla tere Bara Sadi mi ko def te liggéey ba ko def nee na lu ma xool rek mënuma lu ma xool ñu ne ci lu baax fu ma laajee ñu ne ma Bara Sadi la mu ne rus naa rek naan damay bëma turam di ko mu yokk xaalis bu 1 milliard ba pare defal ko prime bi kon kii maanaam dafa judduwaat daf ko yàlla da ko ci mooñaale mbaax yàlla da ko cee mooñaale. di nuyu madame Bey ci présence am fii di am vraiment mbégte toog ci fii tey nga xam ni fi la Babacar samp li nga xam ni moom lay jox waa commune bi ak vraiment ñi nga xam ni ñoom lay liggéeyalandool comme ni ko témoigné aussi le retraité du port muy nekk lu rafet muy acte yu noble loo xam ni ñoom loolu lañ leen yare te ñu nit ci loolu lañ ñu yar waa léegi di ñaanal Babacar vraiment que yàlla taxawu ko muy li nga xam ne moom la mbébét ci biir commune bi ñu am ci ndam ci kàttanu yàlla ndaxte commune bi comme ni ma koy waxee rek suñu héritage la suñuy bàyyi dañ ñu ko fi bàyyil ñu war ko téye léegi suñu bopp donc ce sentiment d'appartenance nous pousse nous tous à l'investissement ñu investir vraiment derrière Babacar ñun ñëpp même bu nekkee dafay nekk doomi gox bi waa doomi gox bi ñoo soxla tey Babacar téyel leen commune bi ndax ñun ñoo ko laaj loolu pour mu ñëw mën a téye commune bi. mbégte mu rëy mënu fi dajale tey ndax boo xoolee ci ginnaaw oto bi tey ki ñuy wax DG Aboubacar Sadikh Bey mi nga xam ni mooy directeur port mi nga xam ne moo yor GSE mi nga xam ne moo ñu yor nun APR mi nga xam ne moom la ñu yaakaar ci Benno Bokk Yaakaar bi moo nu defalati lu rëy lii ci julli gi nga xam ne moom la ñu dëgmal fi mu nekk nii premier lot bi 320 xar la fi yónnee te mooy loo bu njëkk bi deuxième lot bi jeudi alxames incha allah ci kàttanu suñu borom la war a yegg si fii nag chargement bii ngeen gis nii jëmuñu fenn fu dul jëppal foofu la ñu tàmbalee liggéey bi fas yéene fa ànd def fa liggéey bu extraordinaire ndax bànneex mënta raw lii julli jot fi mu nekk nii daal ak lim ci nar namm ko ci fépp foo xam ne waroon na ko faa dugal daan na ko fa dugal daañu ko fa dugal ba ñu multiplier ko par 10 ndax bu fekkoon ne benn la ñu joxe na leen wóor ne daañu fa joxe téeméer kon taxawaayam ci jëppal dañu koy ñaanal yàlla nañu ko yàlla sàmmal bég nañu kontaan nañu ndax ak njiit kat lii lay jëriñ njabootam lépp loo xam ne ñu ngi ko doon séntu ci moom defal nañu ko chargement bu rafet bii kaar jëmul fenn muy premier chargement war a jëm jëppal
bu nu dolliwaatee mu jëmaat jëppal nu dolliwaat mu dem jëppal nu dem Castor dem fépp noonu lañ koy doxalee ba commune bi mët ci kàttanu suñ borom sant nañu ko gërëm nañu ko noo ngi koy ñaanal yàlla lu mu mën ren déwén yàlla na mën lu ko ëpp wax dëgg yàlla taxawaayam du ne guléet ñeenti at a ngi nii tabaski ju jot nii lañ koy defee waaye bii beneen la boo xam ne beneen façon la boo xam ne daal dafa dépassé sax loo xam ne ëpp na ëpp parce que boo duggan ci biir fi mu nekk nii ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di sant ka gërëm defe naa ne ñoom ñooy les retraités du port autonome de Dakar ñoom i tamit jot seen wàll ñi nga xam ne ay retraités lañu ndax DG dafa ne démb ba waral tey ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb doon béy seen waar wax dëgg yàlla ba retraité moom mënu leen a seetaan ñoom dañoo kontaan waaye na leen leer ne leen Ababacar Sadikh Bèye moo leen gën a kontaan fop bon tey dafa am yóbbante boo xam ni bu ma kilifa bi Ababacar Sadikh Bèye le DG du port yóbbante woon pour ñu jël ay xar seet ñi nga xam ni dañ koy yellool ñu dem jox leen ko pour defar seen tabaski waaw mu daal di jël defar benn commission boo xam ne am ñu ko teg seen loxo muy Moussa Biaye di Diary Sow di Vieux Niang ak Nawel Gaye ñoom ñu càmbar def liggéey bi muy ñu jëlee ko jëppal 1 ba jëppal 4 incha allah DG bëgg na koñ bu nekk ñu dugal fa xar waxul affaire de kii bloc bu nekk xar war na fa dem ndax dafa bëgg matale koñ bi yëpp ñëpp ngi ci seen bopp mu leen di jàppale loolu moo taxoon tey mu def indi xar yi nga gis ñu ma indi nii ànd ak ñoon Birane Diop bi ànd ak seeg ñëpp ñu ñëw ak Diary Sow pour teg ko seen loxo pour après ñoom ñu def dispatching bi ñëpp ñëw fekk leen fii ku ñëw ñu jox la sa xar jox la sa buum nga yóbbaale waaw di leen gërëm di leen sant yónnent boobu rek laa amoon lu ma siy wax si kilifa bi Ababacar Sadikh Bèye tojati na commune bi te lépp rek dimbali nit ñi rek askan bi rek moom moo ko soxal. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim di julli di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang yi di sant DG Ababacar Sadikh Bèye di ko gërëm di ko sant di sant soxnaam Ndeye Ndiaye Bèye di ko sant di leen gërëm di sant équipe bi ci seen ginnaaw yëpp nag ndax liggéey bi rafet na tabarkàlla macha allah kon ñuy wax ni DG Ababacar Sadikh Bèye ci kaw ci kanam moo fi def lu fi kenn musu la def ku fi def nag lu fi kenn musu ta def dégg lu kenn musu ta dégg man noo ma juddoo ba tey fii laa juddoo jëppal gi yaroo fi màggee fi laa amee sama njaboot ba léegi maa ngi fi tabarkàlla kaar waaye lii mu fi def kenn musu ko fee def kon dañu koy gërëm di ko ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ak soxnaam Ndeye Ndiaye Bèye mu baax moom nga xam ne yàqulu ko dara dañu naan toujours derrière un grand homme il y a toujours une grande dame loolu moo am ngeen nekk nag ci ginnaawam nag yéen ñii équipe bi macha allah di liggéey bu rafet yàqu leen ko kon nag tabaarikallaahu ñuy sant yàlla judd ci Seydina Mouhamed di sant DG port Ababacar Sadikh Bèye kon nag jërëjëfati lii moom man musuma koo am man Aminata Touré Goulet maa ngi koy doog a am ba ma juddoo ci jëppal ba tey maa ngi koy doog a am kon nag Ababacar Sadikh ñu lay wax ne ñoo ngi sa ginnaaw fii ba fa nga bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggale jërë ngeen jëf. dama ne dañuy commencé nag ci bisimilah rahmaani rahim yal nañu yeggalee alhamdulilah rabbil alamin Ndeye Fatou Fall DG rusloowu la sagal na la suturaal na la jàppale na la ci diggante Liberté 5 ndax ñëpp dañ ne waaw nga ne waaw ñu ne waaw ñii naan déet nga ne waaw ñeene déet nga ne waaw ba mu doon waaw macha allah yal nañu yàlla la fal cat suñu xar yii nag tubaar fakkal la dañ laa sagal suturaal la ndax nag DG ku ne xam na ne yow danga koo bëgg ba man mii sa géwél sax dama koo bëgg man dama koo bëgg bay rêvé loo xam ne damaa ñëw wax ko Ndeye Fatou tëdd ba guddi gis loolu ñëw di ko wax yal nañu yàlla lafal cat way leen ko daale suñu gor si daale ko daali waay daale di jiital nuyoo bi nag ci tey damay wax staffu DG parce que wax dëgg yàlla ci soo ba tey ñu ngi taxaw waaw lii nag duñu ne guléet DG moom du fàtte Liberté 5 lu muy def lu nekk
dina ci boole Liberté 5 dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ak sutura lu muy séddale lu nekk waa Liberté 5 dinañ jot seen wàll madame Bey lu muy séddale lu nekk waa Liberté 5 dinañ ci jot seen wàll kon dañuy ñaanal DG taxaw bii mu taxawal monsieur le président de la République du Sénégal Macky Sall yal na ko si yàlla jàppale yal na doon ndamam ci Sénégal yëpp la ñuy wax ndax lii tubarkalla macha allah musul am ci commune bi ku fi am bu fa musee am rek na ma ko kenn wax fii ci kër gi musul am ci commune bi ba Aboubacar Sadikh Bèye ñëwee la DG du port autonome de Dakar la lii am ci commune bi kon dañ koy sante yàlla di ko sant di ko gërëm di sant soxnaam di ko gërëm lu bëri waaw kay jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziare ñëpp di leen jox seen wàccuwaay waaw doon def benn liggéey boo xam ni Ababacar Sadikh Bèye le DG du port moom moo ñu ko sant pour ñu ñëwoon fii si cité des eaux fekk fi Seydou Ba mi nga xam ni moom fi représenté waa cité des eaux yëpp woo leen ñoom ñëpp pour ñu jël li nga xam ne DG moo leen ko jox muy ay xar pour julli bi. mooy jox nañ leen 15 xar yoo xam ne ku nekk wax dëgg yàlla DG yéene na la ko. jox jigéen ñi bu ko defee ñoom ñëpp ñu ñàkk kiñaan ñi ku nekk rek ñu yóotu benn xar jox la. maa ngi nuyu nag DG bu baax a baax lépp moom la ñun ñi koy gërëm ñun jigéen ñi jàppale nañu bu baax moo jabaram ñu leen di gërëm di leen sant wasalaam falaa ma def. lii DG def vraiment ñi ngi koy rafetlu. chaque année mu def geste bi donc ñun au retour amuñu dara lu dul di ko ñaanal yàlla yokk ko wér bi ak sutura si. DG moom kenn amul fayam man lii bu ko defee sama quartier Castor Nord defalu ko kenn man la ko defal ndax man awma lu dul population Castor Nord ndax tey jii bu ma nekkee délégué de quartier yàlla ak ñoom la ñoom ñoo ma fal gor nag du wax doyalu ma mais gor ñi mën naa wax mosuma mais moom lépp lu mu am mosal nañu si lépp lu muy joxe rek mi ngi ci xalaat. waa Castor Nord di ko indi lii c'est pas une première fois lépp lu munti am sédd nañu jox nañu seen wàll Seydou Ba ñu ngi koy gërëm Honorine ñu ngi koy gërëm Abiboo ñu ngi koy gërëm franchement xam nañu te ñi ñu ko jox nag ay nécessité lañu ñu ko yeyoo la ñi ñu ko jox ñu ko yeyoo la bu ñu ko joxee ñii joxal nañu ko quartier bi yëpp macha allah ñun ñëpp gis nañ ci ñoom bopp ñu ngi ñaan yàlla lu mu mun ren déwén yàlla na mun lu ko ëpp aussi. tey cet après-midi ñu ngi fii ci koñu bi ñuy wax 4 bâtiments mais ñun ak waa cité des eaux ñun ak zone de captage ak 4 ak GIA ñun ñëpp ñoo nekk ndoo fi et une fois de plus Babacar Bèye directeur général du port autonome de Dakar defati na li mu tàmm def parce que chaque année day distribuer ay moutons ci biir tabaski bi
daaw si je me rappelle bien ci zone bi nii indi woon nañ fi ay xar mais je pense que cette année il a triplé li mu fi indi woon parce que ren cette année on se retrouve avec 15 moutons et ci ay personnes yoo xamante ne tey jii nii ñu ngi nii suñu ginnaaw ñi ànd ak moom ci biir mouvement bi ba pare c'est des gens yoo xamante ne seen engagement amul faille. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay nekk ndaw bu Ababacar Sadikh Bèye yónni pour ma ñëw si Liberté 3 suñu miin foo xam ni wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee lépp lu ñu am rek dañuy ñëw bokk ak yéen. lii DG moo ko teg seen loxo pour ngeen jàppale ko jàpp ci noonu daal waaw mu ne muy tabaski bi. nii nag moo ko defee si yéen na ko defee si commune bi yëpp. te yàlla bu baax ma ne vraiment lii dugguleet ci ñun mosuñu fàtte lépp lu xew rek lu ne wàcc na fi ay nag wàcc nañ fi ceeb yi wàcc nañ fi diwlin yi wàcc nañ fi café yi suukar yi moom dara amul benn événement buy xew rek ba mu fàtte ñu ni mu ñuy fàttaliku nag yàlla na ko yàlla fàttaliku noonu ci lu baax. moo xam li mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla defal loolu te mu jikko woowuñu ko pour mu may ñu de wallahi mais moom moo ñu koy fàttali à chaque fois musuñu fàtte benn yoon ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm jabaram di gërëm famille am parce que bu doon def jabar ji ne ko bàyyil tamit du dem yàlla na ko yàlla fay gërëm nañ ko sant nañ ko moo xam daal lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. lu ne wàcce na ko fi nag koor gi passé lu ne wàcce na ko fi kon nag li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla may ko wéer gudd fan xéewal yu bari te ñu ngi ci ginnaawam nag duñu taay duñu toog ñu ngi ci ginnaawam moom rek la ñuy jàppale nag